téléspectateurs yu télévision Futur Média nuyu nañ leen yéen internautes yi heure bu baax bi gannaaw journal bi nga xamante ni rédaction bu télévision Futur Média moo leen koy proposé bis bu ne altine ba alxames man ak mairie ñëw daal di yaatal li xew ci biir internet bi tout ce qui se passe sur le web dañuy ñëw daal di koy partagé à partir de 13h30 mairie ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal internautes yi laa bëggoon balaa ñu laa wone ñu laajtee comme d'habitude ana mairie mairie na nga am buzz daa ngi gars yi nañ la kaa yow nañ la dugal ci groupe yi sax kaa la xanaa yow la ñuy kaaw booba wala ñun ñaa la ñuy àndandoo kaa dafa xew ci réseaux sociaux yi dañuy def kaa en tout cas maa ngi lay nuyu ak sa blazer bu nice instant yi yaa ngi joxe tendance homme oui man dafa sañ sa jëkkër xoolal déedéet loolu moom bañ naa ko sama waa ji déedéet non boobu moom bañ naa boobu ba tëdd di bërëngu donc di la nuyu di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne à chaque fois bu heure bi jotee dañuy daal di toog ñi nga xamante ne ñu ngi si live bi yàkkamti ñu daal di ñëw wala ñi nga xamante ne tamit ñu ngi jàkkaarloog seen i boolu ceeb di daal di añ donc ñu leen di dalal ci émission bi te di leen wax lépp lu xew ci biir internet bi rek di ngeen ko fekk fii ci li xew ci biir internet bi. min ngeen ñu di ñu suivre ci réseaux sociaux yi page Facebook bu télévision Futur Média wala compte Twitter am ak hashtag bii di sunu net min ngeen ko da ngeen di participer ci émission bi wax nañ leen ko émission bi émission participative la c'est Social TV la leen di télévision Futur Média di dégtal saa su ne am ngeen possibilité di participer ñun tamit dañuy gis live bi actuellement ñi ngi jàll ci suñu page officielle Facebook bu télévision Futur Média chaîne YouTube bi da ngay def YouTube def TFM di ngeen ñu gis actuellement en temps réel seen ay commentaires dañ koy jël actuellement dañuy jiite ak information bi nga xamante ne gis nañ ni ñëpp a ngi koy partagé ku nekk a ngi def direct wax nañ ko léegi ku nekk sa ak sa smartphone daanaka télévision nga yor. actuellement la xew fële ca Mall 10. incendie bu doy waar bu xew fële ca Mall 10 ca port autonome bu Dakar ñëpp a ngi koy partagé actuellement ci réseaux sociaux yi. waaw ñëpp a ngi koy partagé mu nekk l'information boo xamante ne depuis démb ci guddi en fait le incendie bi déclaré wul si liñ ñu jot a yëgal. donc un grave incendie boo xamante ne foofu ci port autonome de Dakar la daal di amee. donc nee nañu une incendie d'une rare violence maanaam. incendie boo xamante ne mosu fi jot a am. mais xamaguñu lan moo ko waral exactement fa laa doon dem sax xamaguñu exactement lan mooy cause yi. ak aussi ba léegi waxaguñu ndax il y a eu des blessés wala il n'y a pas eu de blessés. wala ndax dafa am ku si jot a faatu am déet mais pour l'instant daal information bi moo di que ne il y a eu fële lakk bu metti fële ca Mall 10. ci biir port autonome de Dakar donc nee nañu sapeurs yi ça fait bientôt plus de 2 heures de temps ñu ngi jéem a fay boobule donc boo leen nekkee côté Yaraax ak en tout cas d'ici 3 kilomètres ak port bi di nga gis ay fumée maanaam saxaar bu ñuul boo xamante ne mi ngi jóg ci kaw asamaan si. yéeme na gis naa léegi internet yi ku ne naan télévision yi waxuñu ci bien sûr réseaux sociaux yeeg télévision yi ñëpp a ngi ciy wax ñëpp a ngi partagé lii ku nekk a ngi ciy joxe xalaatam mais surtout ku nekk di wax ni ci suba ba tey ñi ngi gis fumée bi maanaam di gis saxaar si du ñu xam lan moo ko waral nekkate lakk gi ñi ngi ñaan yàlla mu bañ a bari ay yàqu-yàqu ak ay gaañu-gaañu koo xamante kenn bañ ci am ay gaañu-gaañu loolu daal la ñuy ñaan mais xamaguñu lan moo waral lakk googu actuellement ci réseaux sociaux yi ku nekk nga koy partagé ñeneen ñi sax faf direct la ñuy def xam na direct dafa xew il faut nga expliquer ñu gars yi direct bi ni muy demee lan lañ ci war a mën a financièrement gagné ndax ñëpp li ñuy xalaatee direct dañu naan xanaa ñi dañ ciy am xaalis. waaw non il faut que ñu ñëw si dinañ si ñëw daal di leen wan lan mooy direct en plus de ça. si Facebook bu bees bi surtout boo amee page tu as la possibilité de monétiser ta page. donc de gagner de l'argent donc loolu tamit dinañ si ñëw expliquer la nu muy demee mais direct comme ni ko Ndiaye waxee léegi ku ci nekk yow sa journaliste bopp nga parce que fi mu lay fekk foofu ngay daal di jël sa téléphone daal di ko def direct réseaux sociaux yi su ko defee ñëpp daal di koy reprendre mais que l'information s'avère vrai maanaam na nekk information bu wóor te mu nekk dëgg te bu dee tamit da ngeen nekk en face d'une incendie ngeen gis ne que ay nit dañu soxla ñu leen wallu bàyyi leen direct yi ngeen dem wallu nit ñi moom moo gën. li nga wax na ak raar bàyyi leen direct yi dem wallu nit ñi. waaw mais il faut ñu koy fàttali rek. léegi gars yi booy daanu ci ndox sax dañuy yëkkati seen téléphone. xam naa ko mais loolu dafay baax rek ñu koy fàttali rek parce que il faut d'abord aider la personne avant di bëgg a buzz bàyyi. wane woon nañ fi benn image benn photo gars yi kuy lap. gars yi sa téléphone la ñuy réflexe la en fait dafa mujj nekk yàq àddina mais gis nga image yi gars yi koy jël filmer ko seen téléphone di ko partager mënuñu ci dara actuellement nii xam nañ ni sapeur pompier yi ñi ngi ci en tout cas di leen jaajëfal gis naa léegi ay tenues yu doy waar xam naa en même temps man maa ngi suivre direct bi nii waaw ci réseaux sociaux gis naa la connecté li xew ci biir internet bi la ñu wax. yow man kii dafa mën doser. non doser dama la doon dama dégg ne nag connecté ak épaule yi bu sañsee nag da ngeen di gis day yëngal épaule yi. connecté sénégalais laa la yàlla baax na sénégalais xasan sénégalais rek dégg nga. yow laay waxal waxuma ak benn sénégalais bu ma jaxase yow laa wax. mais nii la mel dafa mën tooñ te pourtant ñi nga waxoo incendie sax bu may reetaan loo quoi te dafa war a sérieux
waaw sérieux carré waxee carré joxe wa xibaar def bi couleur pastel def kii bu ci dugg noir. mais démb ba tey bu ñu waxee ci gannaaw bu ñu waxee ba pare ci incendie bi xew mool 10 dinañ ci ñëwaat ak yeneen i image actuellement image gars yi ñu koy partage ci réseaux sociaux yi dinañ waxtaanee aussi diggante démb ak tey li lëmbee réseaux sociaux yi ñi jar a kaa démb ci guddi gi. démb ci guddi waaw gi ba ñëpp tëddee ba suuf seddee. ba tey jii nii yëpp journée bi ñëpp a ngi partagé image yi nga xamante ne mooy réconciliation entre maître Moussa Diop ak kii di Barthélémy Diaz ñoom ñaar ñi nga xamante ne daawuñu woon jaaroo taal. ñu gis leen Ousmane Sonko moom mi nga xam moo jiite Pastef daal di leen ni boole jubale leen mu nekk ab message boo xam ne ñoom ñoo ko posté ñoom seen bopp concerné yi posté ko ci seen réseaux sociaux yi muy ko seen compte Facebook officiel wala seen compte Twitter officiel ku nekk daal di koy partagé ñëpp yéemu nag ndaxte. internet yi ñu ngi leen di tooñee nu ne. waaw internet yi ñu ngi leen di tooñee nu ne comme à leur habitude rek ñoom information bu ñu jël ñu xam ne ne lii dafa yéem dafa jaxasoo. ñu daal di ko détourné def mais daal démb ci guddi ba suuf seddee ba ñëpp tëdd ku ci nekk tal leneen daal la ñu daal di dugal photo yi ki nga xamante ne mu di Ousmane Sonko nga xamante ne daa bëri Pastef. moom moo ñëw daal di jubboole ki nga xamante ne moo di Barthélémy Diaz ak monsieur Diop moom Moussa. léegi nag image yi ngeen di gis moom la détournement yi nga xamante ne internet yi def ndaxte. dañu jël Sonko ak Moussa Diop ak Barthélémy Diaz daal di ko def 10 000 problèmes. boo xamante ne moom mooy ñëw. régler problème régler diggante Pawlish Pawlish ak Ouzin Keita parce que bu yàggul dara defoon nañ fi buzz ñoom it vendredi bi. donc looloo tax nag faisant référence à ce buzz là ñu daal di def li nga xamante ne moo di détournement d'image yi. ñoom ñi seen bopp ñu ngi koy seetaan ndax gis nañ seen bopp li xew ci réseaux sociaux yi ñoom seen bopp dañu connecté gis nañ Sénégalais yi ni ñu leen di tooñ mais dañu yaakaaroon ne ñoom ñaar duñu mës a juboo gis naa ay vidéo VAR xam naa suba nañ ci ñëw comme ni bi jamonoy waa Thiès yi forêt léegi gars yi ñi ngi wax waa Podor waaw du ma tooñ beneen dëkk nag dama gis ci réseaux sociaux yi ñu naan gannaaw Thiès léegi Podor la ak Dakar affaire de suivisme la xëy Podor ak Dakar ndax Bart Dakar la on verra on verra en tout cas am na sax ñeneen ñoo xamante ne dañuy def image cere ak meew waaw wan ñu image boobu kan ak cere ak meew ñaar ñi war a juboo cere ak meew ma la ñuy boole waaw jaxasoo leen waaw ok wan ñu image bi Fatima ñu xool gars yi internet mi ngi nii voilà cere ak meew ak mburu cere ak meew suukar léegi xam naa Sonko mooy suukar si mburu ak ban mburoog soow xanaa mburoog soow lay nekk xëy na bon en fait dañuy xam na Idrissa Seck moo waxoon moo ko Macky Sall ay mburoog soow caakiri mburoog meew mburoog meew non mburoog meew mburoog cere ak meew cere ak meew ak suukar mu daal moo nekk léegi xam naa ñu tooñe leen xaaral ma xool ñun ñu ngi juum xaaral ñu xool internet yi nañu rappelé di wax ni ñoom tamit am nañ possibilité participer ci émission bi actuellement en live seen ay commentaires dañ koy gis ci suñu page Facebook en tout cas Malick Cissé nee na tey sañse nga tey waaw tey ok loolu la wax de du man tey merci beaucoup Malick Cissé bul tax mairie damay tooñ rek damay man xam nga mooy loolu damay voilà commentaire yi laay xaar maa ngi gis commentaire u internautes yi actuellement ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias gars yi seen ay commentaire ñi ngi nii lii laa doon envoyé réalisatrice bi moom Fatima connecté moom tamit mi ngi nii il y a vraiment trop de rencontres contre nature derrière Oussou bébé reste concentré benn baax na nee na ko il y a vraiment trop de rencontres contre nature gis naa beneen kii mu waa ji def naan xawma lan Dakar dem dikk référence ak affaire ak yooyu. waaw kooku kii la defe naa. mburu ak soow nee na la politique a toujours été une histoire de dem dikk. À l'arrêt terminus Moussa monte dans le bus de Sonko avec Barth comme receveur kooku Samba Bokoum la boo chroniqueur moom mooy faral di def yooyu tournure nee na politique. dafa mus a nekk histoire dem dikk maanaam Dakar dem dikk. moom boobu Moussa Diop cere voilà. da ngay dem arrêt terminus Moussa. léegi da ngay dem arrêt terminus Moussa yéeg ci bisu Sonko. avec Barth comme receveur nee nañ Barth mooy receveur bi. dëgg la waaw. boo chroniqueur lii c'est bien waaw ni mu ko c'est inspiré. c'est très inspiré ouais. bien inspiré. sunu net la hashtag bi mën ngeen ñu partager seen ay commentaires dinañ ko gis actuellement en temps réel ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias gis naa déjà quelques commentaires gars yi ngi wax lu ne politiciens yi mais bon li mooy Sénégal gannaaw xuloo juboo yàgg na fii histoire politique Sénégal revisiter leen ko ngeen xam ne fii. retournement de situation extraordinaire ngeen di gis. bu ne am na fi sax bu ne am na fi. gis façon c'est le propre de la politique gaa ngi leen di vaar politiciens yi gaa ngi leen di vaar di leen génne léegi moom xam nga ak internet dara du réer li nga waxoon démb dañ koy génnewaat mu mel ne tey. waaw loolu moom ku nekk jaar na fi ne gis nañ fi kaawu
nitu waa Thiès Thiès yi oui dañuy tooñ rek li xew ci réseaux sociaux yi la wala li xew ci biir internet bi loolu mooy émission bi jarul benn kii damay gis parfois ku commentaire naan yéen ñi ngeen wax ni est-ce que commentaire la yi xew ci internet bi la en tout cas loolu moo nekk image yi nga xamante ni depuis démb ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter wala Instagram mooy réconciliation bi nga xam ne actuellement mooy buzz ci réseaux sociaux yi leneen ni moo taxit parfois da ngay gis ku naan la man sax dama mujj banque waaw boo koy jox sax 100 francs comme tey bi ma lay jox weccet bi mais bul arñee di kii tamit mais dara nekku ci non déedéet Ndiaye il faut nga wax aussi xam nga dama banque déedéet comme yow da nga bëgg ñuy franc ak internet yi da nga koy wax yow doo ma complimenté ba pare doo ma kii maa ngi lay complimenté doo ma kii li internet yi wax nga may wax da ngay jékki-jékki kay nga yëkkati enveloppe nga jox ma ko su ko defee ma ne la du ma ko laal dëgg la nag dëgg la mais ci weer bu sori bii enveloppe dafa ma joxee sax 2000 francs da ngay yuuxu non du ma ko laal tey jii ba ma génne woon 2000 nii dama naan la du ma ko laal tax ba génne la 2000 waaye xamoo ko banque dafa bari man de ku ma joxoon waxuma la xaajaat nii laay def maay raw kooku damay bërëngu naan du ma ko laal sa bopp nga xam du ma ko laal te di ko këf naan ko waaye du ma ko laal instant bi fi réew mi toll mais xam naa ne nag réew mi moo tax ba gars yi déterré waat vidéo bi di ko génnee di ko partagé démb ku nekk naan ko vraiment duñ ko laal quoi duñu laal koppar bi ndaxte lii suba nag nii rek nga ma waroon xëyee boo déggee daaj mais amin xëyee ma nii rek indil ma enveloppe ma naan la Ndiaye non duma ko laal Ndiaye mais li nga wax nag am na solo mais bul tax sama yaay dégg ma nii yaakaar ni dama yor loolu mais yow yaa ngi doon compter fii bii ñu dem ci leneen mais mairie mi gis nga maman mi ngi compter de sànq jox am nañ ko jox nañ ko am na benn internet bu ñu invité añ nee na lu mu togg moom bu laaj ci lu mu togg ci kanam dinañ si ñëw ñu ngi koy jaajëfal dinañ ñëw añ si xam lu mu togg gis nañ commentaire yi di wane ni gis nañ seen ay commentaire kër yi bari na gars yi ñuy envoyé ay message ku nekk di félicité di encore une fois déggal kii nee na ma kaana dëgg du raté émission bi jaajëf am ku ne démb benn kaana dëgg da doon samedi bi da doon seetaan Youssou Ndour bay jóg di fecc ci fii tey bi waaw loolu moom dëgg la boobu am na solo mairie nag laa ne woon mairie man mi ni mu def ay tànkam fu copier kii dafa copier kii mairie ni nga def waaye li ma si jaaxal kii Moussa lañ fi bind mais c'est parce que yow da nga ma bañ a woon say tànk mais kii laa gis nii la mairie def da nga bëgg ma woon la samay tànk ku def lu ni mel na nga ko envoyé photowul envoyé lii de lu dul lenn lu dul preuve de mbëggeel mais moo gën waaw espionner sa jëkkër ci téléphone yeeg man daal dama si dem je t'aime monsieur Diouf moo gën waaw moo am solo ca ba baat ca kaw léegi lii def leen ay yéen ñi nga xamante ne ngeen dëggal seen bopp daal def leen lii ngeen envoyé ñu ko def hashtag bi nañ ko partagé lii boo leen ko defee pendant 2 jours 3 jours ñu partagé lépp même buy vidéo baax na challenge la waaw challenge def leen hashtag sunu def leen fuddoon ba mu baax ngeen def nii ngeen def si seen turu chéri oui waaw góor ñi après dinaa ñëw góor ñi ni ñu war a def naa ci wax lii moo gën li mairie di def jël seen téléphone portable jëkkër yi di espionner man waxuma waxi li muy wax noonu jëkkër yëpp bu ma amul sens jaaseeg nit ñi man waxi xale laay wax waaw li muy wax nii yëpp amul sens lii moo ëpp sens jaajëf man waxi xale laay wax di wane ni ay image bu def buzz la ci réseaux sociaux yi aussi ci week-end bi waaw lu daal di def buzz ci week-end bi la parce que dañuy supposer que ne rek nouvelle mariée la boo xamante ne dañ ko muur mu war a sëyi ji mu bëgg rek firndeel mbëggeelam Moussa mu daal di bind benn tànk bi je t'aime Moussa def ko ci aîné beneen bi mu def ko je t'aime mu ko xam nga yéen góor yi yéen leen di daaneel yéen moom da ngeen bëgg rek ñu leen di mën bëggeel jaajëf moo tax on vous montre on vous donne des cœurs merci jaajëf moo tax am na ku ne kaana du nay tamit waaw kaana du nay gis nga yii bu ñu leen ko defaree da ngeen di battare dëgg la maa ngi joxe xol Mamadou del battare am na beneen vidéo beneen góor ñi cay mariage yi dafa àgg nag temps yi ku nekk ak say fem gis nañ message yi vidéo yi nga xam ne gars yi dañ koy partagé mais toujours ci mariage lay amee lii ca mariage la woon am na beneen vidéo bu defaat buzz tamit apparemment mariage la acca ñu def ay ca ñu seetaan ko kon ñun jigéen ñi bu ñu defee aîné bi yéen góor yi ngeen def léegi mbégte la waaw gars yi moom bëgg naa yi lu leen neex la ñuy wane seen mbégte non yii moom bëgg naa ko non stress moom amul Sénégal gannaaw ay affaire de politique bu gars yi meree tooñ gisoo sax ni ñu koy détourné noonu dañ koy tooñaan
mais góor sax dafay baax ngay feccal yenn saa yi sa soxna xam nga. mais ci mbedd bi nii. ah mais moom choix am la ambiance bi ah gisoo ñi ko escorté def bleu. ay copains yi waaw. mais toujours xam nga ñun suñu copains yi. di béggee waale bu baax sama gars yi ñoom boo dee dañuy dee de. ah bon waaw dañuy ànd mais ak yow xam man la ma naqari toujours mariage gisuma loo def xaw ma ndax da nga kii dosé. def défilé man nag dosé xaw kon ma ne nag xam nga yaa ngi wax ak. ah depuis ça yaa ngi défilé yaa ngi dosé nii depuis sànq ni moo tax may laajte. yaa ngi wax ak ku woyof tànk nii su ma tëbul fii de dinaa ci ñëw. émission bi mu commencé ba léegi yaa ngi ñuy dig fecc te fecc goo. damay bàyyi ba benn challenge bu kii bu dëgër am. ma ñëw ci. ay cokon. mais lii. luy jàll ci réseaux sociaux wax nañ ko réseaux sociaux yi day boole lépp nag mbégte meeg gars yi dañ koy partagé ku nekk ni ngay partagé say émotions yu neex. yuy reetaan lu parfois ay textes yoo xamante ni aussi dañ koy def pour partager ci statut WhatsApp yeeg lépp daf ciy xew mais tamit am ay actions citoyennes ci la bokk wax nañ ko ci à chaque fois boo leen di def loo xamante ni lu am solo la muy setal def ay actions citoyennes yoo xam ne da ngeen koy def seen gox seen quartier ba ci dëkk Sénégal gi yëpp partagé leen ko def ci hashtag sunu net ñun tamit dinañ ko partagé gis nañ ci réseaux sociaux yi depuis lors Sénégalais yi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ñëw nañ fi ak ay initiative yu am solo yoo xamante ni surtout ci période yi rentrée scolaire bi rentrée des classes gars yi ku nekk sa koñ yaa ngi di jël ay fournitures yaa ngi dajale loo xamante ni xale yi dinañ ko soxla ca école ba ñii nag mooy rentrée des classes boo xamante ni fi waa Parcelles Assainies la mooy cercle des jeunes ñi nga xamante ni ñoo nekk le cercle des jeunes leaders yu nekk Parcelles Assainies ñoom seen 5e édition la ñu def ko ci yenn écoles yi jàppale ndaw ñi daal di jël ay fournitures scolaires di leen di ko jox xale yi ngir seen année scolaire nekk année scolaire bu mucc ayib. dafa nekk des actions yoo xamante ne ce sont des actions louables et à saluer parce que dara gënul neex nga daal di jóg sa coobare bopp daal di dajale as tuut bi nga am dem jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a soxla wala nga daal di defar sa koñ wala nga daal di defar sa école. Surtout que actuellement ñu ngi ci période rentrée des doo ma ne sax rentrée des classes ndax xale yi daanaka ñu dugg nañu ñu ngi jàng mais dafay baax aussi comme xam nañ période bi nu mu méttee ci Covid bi la ñu nekk ba léegi donc am na yenn moyens yoo xamante ne xëy na yenn écoles yi duñ ko am donc ñuy ñaane rek aussi di lancer appel képp ku ci mën a jàppale moo xam ardoise wala sac wala lenn loo xamante ne fourniture yoo xamante ne seen doom seen neveu seen i cousin wala seen i nièce utiliser nañ ko avant te yàquwul ngeen daal di ko def don daal di ko jox ndax am na ay xale yoo xamante ne Ndiaye soxla nañ ko. le cercle des jeunes leaders ñoom ay référence lañ foofu ca Parcelles Assainies di ci jaajëfal Mbaye Niang mi ko jiite mais aussi pardon ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñi ngi ci quartier yi def ay setal di def di fexe daal gox bi di gën di dox loolu boo leen ko posté def ci sunu net partagé ko ñun tamit dañ ko partagé te loolu ay bonne action la te lu ñuy fësal la di wax ni réseaux sociaux yi yii tamit ci la bokk gannaaw tooñante bi waxante bi kaf bi ree bi yii ci la bokk ñuy partagé te nekk na lu am solo di ci jaajëfal képp ki nga xamante ne ay ndaw lañu muy ay ndaw di mag ay sénégalais lañu jàpp ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci seen koñ man mi temps yi dinaa def benn setal bu rëy sama koñ incha allah mairie tamit da ngay def dara ci sa koñ. kat man mi waaw dinaa def. incha allah ñu ngi xaar loolu mairie moo wax loolu dama koy jaxase ak ay waa koñom léegi nag. waaw. téléphone portable xam nga temps yi iPhone 12 bi jarul ñu def publicité ay sax defal nañu seen bopp publicité. am na benn vidéo buy def buzz nag ci dëkku ay Côte d'Ivoire ay Togo Burkina benn vidéo boo xamante ne waa ji daal. bàyyi ma proposé ko gars yi ñu seetaan ko. ay ñu seetaan ko. après. Là, on vient à peine de se réveiller. Elle est dans son berceau. Moi, je viens de me réveiller. Elle aussi, elle vient de se réveiller. Et iPhone 12 dans votre vie. Puis, c'est pas n'importe quel berceau. Regardez, berceau magie. Hein? Et on va dire que ça. Bonne journée à vous. iPhone. li ma benn paa wax ne ma téléphone yi. xamoo leen sax ni mu leen dofloowee. billaay. mais xoolal kii iPhone 12 moo tax. mais kii xam nga kan la may fàttali. sama rakk bu góor. Ibu non bu amee téléphone bu bees nii lay def. xam nga célibataire mais wutal berceau sax tegoon. non waxuma la berceau sax gis nga boîte bi ñu koy ubbee. doo ko laal pendant une semaine dalay naan bàyyil fii.
téléphone bi mais bu ko laal bu ko xool. di wax ni léegi relation bi ñu am ak téléphone portable dafa sori lool ci suñu xol. léegi bañ na ko nit ki mën na sax fàtte boppam mais du fàtte sax téléphone portable. am na sax ñu koy comparer ak relation bi nga xamante ne yaay ak doom am nañ ko. noonu dëgg la waaw parce que téléphone fépp la lay topp. kii papa ak doom la def nee na ci berceau bi la ko teg. waaw berceau bi la ko defaral daal di ko defaral. kii muur ko ayez des iPhone 12 donc dans votre vie. rien que pour rappeler encore la relation complexe bi nga xamante ne moom la nit ñi ñun ñi. suñu génération bi am ak li nga xamante ne moo di téléphone moo xam nag peu importe la marque mais téléphone ci boppam nim ñu jegee dem na daal ba jéggi dayoo daal waaw dem na ba jéggi dayoo. suñu relation ak téléphone dafa yéeme d'ailleurs ci téléphone boobu la ñuy def tey la ñu indil nu ñuy def ba bloquer appel inconnu. waaw xam nga yenn saa yi da ngay toog sa téléphone di sonné nga jékki-jékki gis appel inconnu wala benn numéro boo xamante ne xamoo ko joxe woo sa numéro. donc yenn saa yi booy bañ di recevoir yenn appels yi il y a un moyen surtout pour ñi nga xamante ne dañuy yor iPhone donc le moyen c'est très simple da ngay dem fële ca réglage. bon boo duggee ci paramètre téléphone bi. da ngay dem ci réglage boo demee ci réglage da ngay dem téléphone donc am na benn barre boo xamante ne téléphone la. donc boo demee ci téléphone dañuy def appel d'inconnu silencieux boobu en général c'est pas coché donc buñ ko bu boobaa yow yaa koy coché léegi soo ko coché appel numéro inconnu yi day nekk en mode silencieux c'est-à-dire dootul sonner. ça va être envoyé directement vers messagerie bi vocale bi. su ko defee moom da ngay soo ubbee sa liste d'appel da ngay gis juste que ne woo na la mais du sonner. yaa ngi jàngal li ngay def ni baaxul de tamit. lu may defati encore wa Ndiaye nag déedéet nag. di nekk sama xel sax la mais yow chaque jour nga indi fi lenn la compliqué lii waroo koon wax xam lu tax. lu tax waruma ko wax am ñoo xam ne waruñu woon xam ni. lu tax non. mais baax na am na solo am na ay appels yoo xamante ne mais parfois franchement nga wuyu nit ki. xam nga yenn saa yi nga jël nit ne ko allo fan nga amee sama numéro mu lay def doon wala di la këyitloo. yenn saa yi nga yónnee ko sa kii wala vous êtes kii du la tontu. dëgg la waaw nga def lii rek. message rek boo woowee nit ki jotoo ko nga bind ko message. waaw jeex na je pense que nit ku la woo téléphone c'est parce que daf na soxla. voilà ko bindee message dina tontu. c'est ça et puis sax nit ki moom comme dañ la jox numéro am balaa nga koy woo. nga yónnee ko message ne ko je suis tel est-ce que je peux vous appeler. mais tubaab la ñun dañuy jékki-jékki rek woote. mi ngi mel jamono yu njëkk dañuy jékki-jékki rek bu ñuy seeti suñuy nijaay du ñu avertir du ñu def dara dañuy jékki-jékki rek ñëw loolu lañu daan def mais léegi dañ naan la wooy est-ce que mën naa la seet si est-ce que mën naa jaar est-ce que mën naa def lii. adduna di demee mel les temps ont changé. adduna ni demee mel. xam nga dafa am évolution. tic bi dugg lu ne dugg waaw lépp day changé. jaaxle naa man maa ngi ci génération vraiment parfois damay am envie nekk ci génération pas yi quoi. ñoom kon yow mu jékki-jékki rek ne bu xaar sa kër. raw. wóor na non. waaw baax na. ça me dérange pas du tout prendre au mot ba pare def direct nag gars yi di la xool amul benn problème mais am na solo li nga indi nii parce que am na appel yi nga xamante ne parfois doo bëgg lay woo wala doo bëgg bu ñu la woowee duñu la wax dara lu am njariñ nga bëgg leen doo leen bloqué mais am na système boo mën a jaar pour voilà en fait qu'on soit clair appel bi duñ ko bloqué mais en fait day nekk en mode silencieux c'est-à-dire dina sonné ci moom mais du sonné si yow ok mais après di yow di nga ko gis waaw après di nga ko gis parce que ça va s'afficher dans la liste d'appel bu fekkee da nga sopp mel ni mairie nga xamante ni lépp ngay bëgg xam da nga koy woo téléphone ci saa si ne ko la mën a non man du ma woote dama lay yónnee message ne la c'est qui star nga moo tax man ñëpp laay woo jaajëf Merry li nga indi am na solo Omar Sy lan moo ko dal gis naa Omar Sy gars yi di ko partage ci réseaux sociaux yi ci depuis France ay affaire de Aya Nakamura Omar Sy temps yi Aya bi tamit buzz bi topp na ko ñun nag dañ ci yéex a wax waaw dañ ci yéex a wax c'est que Aya temps yi moom elle a bien le vent en poupe comme on dit donc moom nag sur Twitter waaw sur Twitter lañ ko daal di tacler parce que dafa doon def benn parodie bu Aya Nakamura mooy woyam bi Dudu léegi nag mu daal di def benn musóor xam nga di wax comme noir yi nu ñuy faral di waxee donc les tweetos ont trouvé que c'était caricatural un noir qui se moque d'un noir et bon ça a fait un bad buzz malheureusement parce que xëy na moom li mu si doon jublu mooy tooñ mais def parodie quoi mais daal moom daal malheureusement ça s'est retourné contre lui donc parce que xam nga temps yi moom Aya comme ni nga ko waxee moo téye buzz bi waaw moom lu mu génnee rek gongo buzz bi topp ci waaw lu mu génne rek gongo mais daal lii daal Omar Sy mi gis naa gars yi di ko yàq lu ne ci réseaux sociaux yi te pourtant da doon tooñ rek gars yi tamit da ngay rey waaw en fait c'est que tu sais la différence est très mince actuellement genre soo bëggee def parodie un noir qui veut faire un noir xam nga affaire question racisme bi tout ça loolu yëpp dafa sensible actuellement donc looloo tax ñu war si def nag bon peut-être que
franchement peut-être C'est il a compliqué. il a voulu bien faire on va pas se mettre à sa place. ñëpp xam nañ mais voilà Omar Sy malheureusement il voilà. est sympa. parce que moom li ko doon def référence jamono la. bi mu doon def émission boobu ci beneen chaîne privée bi. non référence la ci nit ku ñuul ñi fële en France voilà. et puis il est très respecté. Omar Sy Exactement. léegi di ko jaajëfal di wax ni gars yi moom fi mu ne nii dafa sensible daal loo def rek ci réseaux sociaux yi noo def gars yi clash la. loolu du ñàkk leneen li le meilleur pour la fin kii kan la lii lan la di jaajëfal suñu sponsor officiel moom CSB Jili nekk rond-point cité Kër Gorgui moom mi nga xamante ni moo sponsorisé rubrique bi gën a am solo ci émission bi wala ñu ko tuddee internautes yee ko wax mooy kii kan la wala lii lan la bi nga xamante ni saa yu ñëwee gars yi ku ci nekk dina tax émission bi la pendant avant pendant et après. gars yi dañ koy continuer ci suñu chaîne YouTube suñu réseaux sociaux yi Jili di ko jaajëfal moo nekk rond-point cité Kër Gorgui démb kan lañ indi woon kii kan la. alors J'avoue démb que ni nag xaw ma woon man. waaw démb nag ki ñu Dama indi réer, woon gars yi nag ñu ngi commencé kaas te di yéen doon kaas ne dafa yomb ñu indi leen yu difficile. saf booy nee nañ ñii dafa saf. ki dafa saf man jot naa message bu ne. ki ñu leen indil démb nag mi ngi tudd Ibrahima Wane. Ibrahima Wane nag dafay baax ñu leen di wax kan la ndaxte moom ministre de l'intérieur la fi woon. avant Medoune Fall. moom ki ko succédé moo di Jean Collin. boo xamante ne ñëpp xam nañ ko je pense donc moom mi ngi judd le 15 juillet 1930 à Podor. moom jamono kon bi mu nekkoon ministre de l'intérieur c'est jamonoy Senghor. Voilà, jamonoy Senghor. Donc il a fréquenté l'école normale William Ponty en 1954. Il est nommé instituteur à Matam parce que jamono boobu nomination instituteur lu rëy la woon. Donc après si la nekk directeur de cabinet au ministère de la fonction publique et de l'emploi en 1961-62. Puis mu nekk préfet de Mbour de 70 à 71. Puis gouverneur du Sénégal oriental. Ensuite directeur général de la sûreté en juillet 1974. Donc moom moo succédé wax naa ko sànq à Medoune Fall. Il est nommé ministre de l'Intérieur le 1er mai 1983 boobu xam naa juddaguñu. mun xam naa kay loolu am. waaye yow juddoon. 1983. 83. loolu laa lay wax ma ne loolu am juddooguñu. baax na dans le premier gouvernement de Moustapha Niasse. wax fi sa date de naissance dégg nga ba ma ne la yow Ibrahimovic nga. donc boobu ci premier gouvernement de Moustapha Niasse la woon donc moom nag après une mutinerie de la police les 13 et 14 avril 1987 si lañ ko daal di limogé et remplacé à titre intérimaire par Jean Collin. bi nga xamante ne il avait déjà exercé cette fonction. jaajëf voilà moo nekkoon Ibrahima Wane defal nii indiwaatal ñu gouvernement Sénégal bu njëkk ba lii jamonoy Senghor loo. jamonoy wax na ci am na Senghor. beneen vidéo Senghor buy def buzz bi mu demee Ndiassane. waaw boobu nañ ci ñëw suba. waaw gaa yi ngi koy partagé Non, il noir faut et blanc ñu wane loolu ko. c'est rare nga gis. il faut ñu archive wane yooyu. ko. suba dinañ leen wan vidéo Senghor bi nga xam ne actuellement mooy def buzz surtout wolof bi. bi mu doon làkkee wolof bi métti luñ bind. waaw mais tey kuy lu way yéeme loolu du ma ci commenté dañ bàyyi ba suba. poète. tey kii kan la bi kan la wan ñu ko. kii kan la bi nag ma indiwaat kenn rek ci bi war naa mën a yomb. ma xool ko xaar commentaire yi wax nañu kii kan la wala bu yàlla nee waaw kii moom mën nañu wax bu yàlla nee waaw. waaw kii moom mën démb la nañ ne ak tey bu la. waaw bu yàlla bu nee ñu indee waaw photom tey nga xam ne changement am na. waaw di emmenez-nous son maintenant là. et ça c'est son avant. waay voilà comme ça ñu xool partagé leen ñu xool waa hashtag groupe sunu net la. année groupe TFM Efficacité. waaw groupe TFM yëngalu leen bokk yëngatu leen. efficacité d'habitude boo dugalee kenn rek gars yi vite fait dañ lay. du ma joxe benn indice mënoon naa leen la kii sax léegi lii la mais du ma joxe benn yii indice. am na ku ne Karim Wade. non du foofu ci gis naa ko trouvé acca hashtag bi sunu net la miin ngeen ko gars yi émission bi wax nañ leen ne lii c'est pour fin bi lañ leen di wan lii après ni ñu koy continuer ci réseaux sociaux yi suñu page Facebook Twitter ak Instagram hashtag bi sunu net la chaîne YouTube bi YouTube bu TFM da ngay def YouTube def / def TFM lu xew ci biir internet bi dem ci fi ñuy commentaire miin ngeen ko. ngeen def seen ay commentaire joxe seen ay réponses am na ñuy bind lu rëy muy livre. mais ba tey dañ koy noté waale ndaxte am na solo lii lan la démb gis naa ni lii tamit dafa jafe ndaxte démb ba tey gars yi mënuñu ñu wax ñaata nit ñoo nekk ci image bi. waaw gis naa nag ñi nga xamante ne am na ñu bind 4 am na ñu bind 5 am na ñu bind 2 mais c'est plus que ça donc comme kenn trouvé wul ba léegi. ñu indiwaat ko ñu ne xaaral ñu indiwaat ko rek xool leen bu baax jël leen seen temps. jël seen kaasu ataaya di observer nank image bi di cocher nit ñi. mën nañ ci discuter. def leen ko comme gars yi mën nañu collage. voilà mën nañ ko ci téléphone yi. ngeen coché image yi ay nit ñoo ñu ne ñaata nit ñoo nekk ci biir image bi mais nag c'est pas facile j'avoue parce que démb maa nga doon waaxu mais après laa xoolaat xam ne dama doon jàll ci ndox ma de dama teel a wax mbaala boo rek mbaala boo rek dama doon jàll ci ndox mi man dama teel a wax après laa xoolaat ba ci yàgg daal ne c'est pas facile hein non en plus c'est en noir et blanc faut nga xool observer bu xool baax leen bu baax problème c'est la première fois que image di ñëwaat nii ah ouais mais kontaan na yii la bëgg c'est bien oui allez jaajëf gars yi ñu ñëw nag daal di tàggatoo nag waaw
tàggatool sa waa groupe bi gis naa gars yi di la commentaire di la jaajëfal gars yi ngi commentaire ku nekk ngi joxe mais dafa mel ni gars yi ngi koy commencer trouver. non gars yi ngi comme nee naa la c'était assez facile. mais léegi defal leen ñu nag xam nga léegi comme c'était assez facile. defal leen ñu biographie da ngeen defal biographie bi foofu la affaire yi di ça se joue là-bas. voilà mairie wax na leen gars yi ngi commenter gis naa gars yi ngi commenter donc ñu jaaree foofu am na ko ne Philippe Ndour la. Philippe waaw baax na yàlla baax na en tout cas ñun fa la ñuy jaaree en tout cas daal di tàggoo ak yéen di leen jox dig daje demain incha allah 13h30 toujours la même heure. pour seen beneen émission lu xew ci biir internet bi. en attendant je remercie bien sûr ki nga xamante ni moo di Jojo Couture Chic moom moo jaar si robe vax bi elle est disponible au 77 560 72 560 72 merci à vous à demain. jaajëf di jaajëfal ñi ñu doon seetaan jaajëfal internet yi wax nañ leen ko émission bi day continuer ci réseaux sociaux yi ci suñu page Facebook Twitter ak Instagram day continuer aussi ci suñu chaîne YouTube bu télévision Futur Média di jaajëfal équipe digitale bi nekkoon ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi mu taxoon ngeen ñuy seetaan en temps réel ci suñu page Facebook ak ci suñu yeneen plateforme yi nga xamante ni dañ leen ko fi tegal ngir ngeen mën a jot émission yëpp yu TFM di leen proposer chaque jour gis ngeen ni tey dañ leen bàyyi beneen heure bu baax bi waa équipe Wareef ñi ngi ci ginnaaw di waajal di nuyu Tata Eva ak équipe bam ñoom doy baan mi nga xam ni ci buzz bi rek tamit dinañ ko ñëw partager buzz bu Ndoye Bane bi ci li xew ci biir internet bi di jaajëfal équipe technique bi nekk ci ginnaaw Fatima di ko jaajëfal moom mi doon réaliser émission bi di jaajëfal tons am son bi ak ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi di jaajëfal aussi ki nga xamante ni mooy moo ma defal lu rafet lii nga wax. ñëpp a ngi koy laajte de. waaw blazer bi nii. S2S. shop numéro téléphone 77 924 65 35 77 924 65 35 jaajëf am na yeneen yu nice di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo doon seetaan jox leen dig daje ba suba mairie nii la ñuy def corona tax nii rek la ñuy def. waaw jeex na. No.